bismillah salaamaaleykum àdduna salaamaaleykum Sénégal salaamaaleykum yéen ñi di safoo seetaan CIK TV Sénégal seen bi xew ci jamono ji nee naa la lépp Cheikh Ibrahima Keita la boo bëggee xam ci ni muy fajee ni muy jëflante jaamu yàlla ak aide sociale yi Cheikh bi di def da ngay abonné ci chaîne bi. waaw mbokk yi ndeysaan baat bi boo leen ko déggee mbégte la rek ak kontaante ndeysaan waaw suñu sëriñ li ñu doon waajal ay atiyaat ay weer muy le 20 août di anniversaire Soundiata Keita di maam ci Cheikh Ibrahima Keita le roi d'Afrique le roi Mandeng tey la ñu tàmbali bis bi du 20 au 27 incha allah rabbi ci kàttanu yàlla fii ci Liberté 6 Pentola lu am solo la amal ci kër gi wax dëgg yàlla biñ ko ne cheikh bi nooy waajee bis bi mu ne lépp lu am rek moom lépp lu muy def ci àdduna da ciy jiital alquranul karim waaw lépp lu muy def rek da ciy jiital alquranul karim bu yàlla bu sell bi mu ne balaa dara day wàccee ay kaamil ci kër gi ñaanal kii di maamam Soundiata bépp résistant boo xam ne nii xeex na ngir Afrique bàyyiwul kenn yi dafay wane ne rek sëñ bi mu ngi ci lépp. waaw buñ jógee ci loolu wàcce kaamil bi dem nañ ci conférence de presse bu am solo bu mu amal waaw presse bi yëpp teew macha allah ñëw déglu Cheikh Ibrahima Keita mu am ay points yu am solo yu mu waxtaan ak ñoom. aussi di leen xamal ne li Cheikh Ibrahima di waajal le 27 incha allahu rabbi président bi mu ko yëgee dafa kontaan premier ministre bi mu ko yëgee dafa kontaan les députés les maires Moussa Sy et autres bi ñu ko yëgee dañoo kontaan macha allah ministre Matar Ba kontaan na lool macha allah jërëjëf monsieur le ministre wax dëgg yàlla kontaan nañ lool cheikh bi kontaan na mu ngi lay ñaanal bu baax a baax yow it Augustin Senghor cheikh bi gis na sa taxawaay ñaanal na la bu baax a baax macha allah. waaw di leen wax ne nag le 27 incha allah rabbi si le pose monument bi incha allah fii ci rond point Soundiata Keita ex Pentola incha allah rabbi ci kàttanu yàlla. kon mbokk yi dama leen di bàyyi ngeen seetaan li fi amoon tey ci kër gi jërë ngeen jëf. Keita man ni Mbori. salaamaaleykum àdduna salaamaaleykum Sénégal salaamaaleykum yéen ñi safoo di seetaan CIK TV Sénégal. waxoon naa leen ko mbokk yi newoon naa leen c'est le roi d'Afrique c'est le roi Mandeng c'est le khalife général de Soundiata Keita Cheikh Ibrahima Keita borom jinne yi mbokk newoon naa la bis baa ngi l'événement des événements le 20 août anniversaire Soundiata Keita kii di maam ci Cheikh Ibrahima Keita le roi d'Afrique le roi Mandeng tey mooy bisu wàccee kaamil bi cheikh bi gaa yi ngi ci biti di la xaar baa ngi wàccee kaamil newoon naa leen kaamil fu muy wàccee ci àdduna bi fii la tey jii nii ci kër gi ku ñëw di nga fekk macha allah bismillah Keita sañse bi rafet na macha allah. jërëjëf aywa bismillah macha allah macha allah Keita macha allah Keita ayya la ilaha illallah dóoral bismillah loo xamante ni mooy Cheikh Ibrahima Keita dafa ko bis dafa la ilaha Allahu akbar je vous l'avais dit c'est le roi d'Afrique c'est le roi Mandeng c'est le khalife général de Soundiata Keita Cheikh Ibrahima Keita. Aleykum salaam. Cheikh Ibrahima Keita ñoo ngi lay nuyu di la ziar tey ñuy màggal bésu koo xam ne jàmbaar la woon ci Afrique di Soundiata Keita ngay sëtam di xalif général bokk ci njabootam tey mën nañu xam jubluwaayu bés bi tey lan. waaw alhamdulilahi rabbil alamin gannaaw ba ñu sante yàlla ñu ngi jul si yeneen tàmba gërëm suñu maam Soundiata Keita le roi Mandeng kii ne leen ko na arrêté non nekkul may ñu quelques minutes rek quelques minutes rek waaw gannaaw ba ñu sante yàlla ñu ngi julli ci yeneen tàmba di gërëm suñu maam Soundiata Keita le roi d'Afrique le roi Mandeng di leen nuyu yéen presse yi fi teew yëpp ak fu ngeen mënti jógee di nuyu monde entier 15 millions d'habitants yi nekk Sénégal yëpp ñu ngi leen di nuyu góor jigéen mag ndaw di leen xamal ni gis ni ki tey la Soundiata Keita gane àdduna waaw le 20 août incha allahu taala muy suma maam deretam di daw ci suma yaram ñu fas yéene waxtaan ak yéen
jaar-jaaru Soundiata xamal leen kan mooy Soundiata Keita fàttali leen Soundiata Keita ak jàmbaar yi fi jotoon a jaar fii ci Afrique incha allahu taala. sunu laaj bu njëkk Cheikh bi tey boo ñu doon dégtal jëmmi Soundiata kan mooy Soundiata. waaw Soundiata Keita mooy doomu Sogolon Kondé ak Naremagan Keita Soundiata mu ngi juddu ci ñaari borom yi xam-xam baayam borom yi nguur la woon Naremagan jiite woon Afrique yaayam di Sogolon Kondé yoroon xam-xam boo xamante ne ni lépp lu Soundiata yor ci xam-xam mu ngi ko jëlee ci yaayam Soundiata ñaari bàcc la doon ci ndeyam ak ci baayam yaayam mu ngi doon ci yaayam xam-xam ci baayam la doon noo nguur kooku mooy Soundiata Keita nekkoon na buur boo xamante ne ni maanaam mën naa ne constitution bi tubaab yi tëral léegi ñun ñu koy appliquer Soundiata Keita moo ko njëkk a tëral ndax Soundiata nekkoon na buur boo xamante ne ni ba mu yilifee Afrique buur bi mu fekk yaa ngi yilif sa réew bu ne day ñëw bàyyi la sa réew ba pare mu tëral fa ay sartam ngay dund loolu yow ak sa waa réew Soundiata Keita nekkoon na buur boo xamante ne ni bu tabe la parce que buñ ne buur Soundiata Keita xel yi faw mu jëm ci Soundiata ndax nekkoon na koo xamante ne ni maanaam l'empire mandé dafa nekkoon loo xamante ne dafa yaatu waaw mën naa ne lu bëri tey ñu ngi koy def ñu ngi koy askanalee tubaab yi Soundiata Keita moo ko njëkk a def waaw parce que dafa am loo xamante ne ni mu ngi ci téere yi gaa yi bind nañ ko ba dem na ba ci wàllu mbay am na meññeenteel yu bëri tey jii Soundiata Keita mooy ki ko njëkk a ji li mel ni wàllu ceeb Soundiata Keita mooy ki njëkk a trouvé mbayum ceeb doon taka ni gis nañ ni léegi tubaab yi ak chinois yi ñoo koy gën a utiliser pour tënkal la rek Soundiata nekkoon na koo xamante ne ni activité yu bëri yi tubaab yi di def jamono ji Soundiata Keita tëraloon na ko bu yàgg kooku mooy Soundiata. gis nañu mën na lu bëri ci wàllu combat mën nañu xam ban objectif am ci combat yooyu mu doon mën. waaw Soundiata Keita nag jamonoom nekkoon na jamono joo xamante ne ni jamonoy xeex la waaw bokkoon na ci ñi nga xamante ne ni dañoo tombé ci jamonoy xeex fitt ak wàllu jaas mun naa ne Soundiata buur bi mu mujjee daan Soumanguru Kanté pour doon le roi d'Afrique Soundiata xeex na ak moom 14 ans waaw parce que Soumanguru Kanté c'est le roi du Soso nekkoon na buur boo xamante ne ni maanaam tey buñ doon wax yenente yàlla Souleymane africain yi Soumanguru Kanté la ndax Soumanguru Kanté mu ngi doon doxantoo 1800 jinne 1800 jinne yooyu mu doon doxantoo jublu ci woon lu mooy lu ñaaw jamono jooju jigéen amul woon indépendance comme jamono ji nu jigéen amee néeg góor am néeg jamono jooju jigéen yëpp ci dëkk bi la ñuy boole ci benn néeg xale yu góor yi kenn ku ci ne am néegam maanaam sart yu mu daan tëral nekkul woon sart boo xamante ne ni l'islam nangu na ko wala yoon nangu na ko wala aada nangu na ko te kooku bu nekkoon fii ba tey mën naa ne Afrique duñ am culture bu rafet ndax papay Soundiata Keita jàmmaarloon naa moom mais teewul ndam bi mu bëggoon ci moom amu ko ndam bi papay Soundiata Keita bëggoon ci moom mu ngi ko amee ci Soundiata Keita waaw Soundiata Keita def na ay parcours yu bëri ci wàllu ko mais kooku la mujjee daan nekk roi d'Afrique waaw Soumanguru Kanté. mënuñu wax Soundiata te duñu wax waajuram bu góor Papaam dëgg-dëgg buñ ko doon définir son image. waaw papay Soundiata Keita Naremagan Keita Soundiata xamal naa jaamu yàlla yi fan la Soundiata Keita jógee parce que tubaab yi ni ñu jàngalee Soundiata du noonu man bindati naa ay téere ci Soundiata Keita xamal jaamu yàlla yi kan mooy Soundiata Keita ak lan la Soundiata doon xeex nee naa leen Soundiata boo xoolee turu Soundiata dëgg-dëgg Muhammad la Soundiata mu ngi tekk ci bambara gayndey kër gi yaayam Sogolon Kondé mu ngi ko doon woowee ca ba muy raam ci la ko doon woowee gayndey kër gi nga dégg ñu naan ko ki yorul ay tànk nan la mën a nekkee gayndey kër gi kii kat mënta nekk muusu kër gi bay nekk gayndey kër gi fekk yaayam Sogolon Kondé xamoon na kan mooy Soundiata Keita kon papay Soundiata Keita mu ngi jóge ci Bilal Ibn Rabah yaakaar naa loolu tubaab yi jàngaluñu loolu gannaaw ñoom ñoo ñu bindalaat histoire Soundiata Keita waaye man leeral naa kan mooy Soundiata ak fi Soundiata jóge parce que tubaab yi du ñu dox ci luy yokku diinal islam buñ ñu xamalee ni Soundiata mu ngi jóge ci Bilal Ibn Rabah loolu day yokku diine
looloo tax binduñu loolu, mais man mi nga xamante ni sëtam la te may xalifam ci kaw suuf loolu yëpp leeral naa ko, xamal naa ko jaamu yàlla yi ne Sunjata mu ngi jóge ci descendant Bilal ibnu Rabah bi doon noddal yenente yàlla Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. waaw papa yi Sunjata moo tudd Narema Nga. tey Sunjata mën nañu xam ci naka la ko nguur dabe. waaw Sunjata Keita du taawu baayam comme ni ma ko journaliste yi des fois di laajte ñu ne ma ba xam yaay taawu góor gi ma ne leen déedéet. ñun Mandeng bokku ñooñu tarixa ñun duñu donnoo ci côté at diw moo mag ci famille bi mooy doon xalifa déedéet ñun xam-xam la ñuy donnoo ñun xam-xam la ñuy donnoo ñun Mandeng xam-xam la ñuy donnoo Sunjata nguur gi mu ngi ko donnoo ci baayam laataa baayam di génn àdduna xamoon na ni Sunjata Keita moo war a toog ci xalifaam doon taka ni Sunjata amoon na ay mag yu góor la indi Sunjata doon xalifa baayam ba baayam xamee ni am na lu ko dese pour mu yilif ko ci àddina ci Afrique te baayam dafa nekkoon ku bëgg nguur ci la ko doon soo yi mooy rëbbkat yi nga xamante ne ni ñoo ko daroon doon ay taalibeem xamal ko ni pour sa nguur peeg Afrique kii jur sa doom bi nga xamante ne ni moom mooy toog peeg Afrique faw nga wuti yaayam maanaam faw nga wuti soxna bu mel nii ak nii ñu jox ko ay mandarga kooku mooy Sogolon Kondé nekkoon na jigéen boo xamante ne ni booy xool ci taille 1 mètre la 1 mètre kese waaye nag moo jur góor gu am mesure 4 mètres Sunjata Keita mesure 4 mètres la woon ñeenti mètres Sunjata ñeenti mètres la woon kooku mandarga yi ñu joxe woon pour kay jur roi d'Afrique dafa dajaloo ci moom Sogolon Kondé bàyyi Sunjata Keita xool xam ni kii la ko góor yàlla yi wax ni kii mooy jur le roi d'Afrique looloo tax mu dem jëli Sogolon Kondé indi ko ci paleem dund ak moom ba yàlla may ko Sunjata Keita ba Sunjata Keita ganee àdduna toog na fanweeri at jógul tubaab yi dañoo bind 7 ans ma xamal leen ni Sunjata Keita dund na ba am fanweeri at ci lay doog a jóg ndax ba Sunjata jógee ci bis boobaa ci la Sunjata jóg dem ca àll ga yenu guy ga indil ko yaayam ne ko yaay yaa bëggoon laalo guy a ngi nii yaakaar naa kuy dem di xasi laalo ba am guy sa kër dootoo demati ci àll bi parce que Sunjata dañ ko doon kekkantaloo bu yaayam doon ñaani ay wujjam naan may leen ma sungufu laalo da ngay dégg ñu naan ko sa borom ñeenti tànk bi lan la lay jëriñ boobu Sunjata mu ngi raam dem na ba am fanweeri at di raam kon li lay xamal ni Sunjata Keita baayam xamoon na ni moom mooy doonu xalifaam moom mooy doonu nguuram loolu baayam xamoon na ko laataa moo génn àdduna Sunjata dafa nekk koo xamante ni dañ ko préparé yàlla moo ñaale ko mu war a doon roi Mandeng kooku mooy Sunjata Keita noonu la doon ne nguur gi ci baayam. dañu nga dégmal benn projet bu am solo mooy immortaliser l'œuvre de Sunjata ba tax bëggoon jël rond-point bi nga moom mooy rond-point Pentola tuddee ko Sunjata Keita ñu war a waaw alhamdulilahi rabbil alamin comme li may wax rek góor yàlla yi tuuroon seen deret ci Afrique dañ leen war a di fàttali waaw dañ leen war a di fàttali ku ci mel ni Sunjata Keita Maba Jaxu Ba Buur Siin Kumba Ndoofeen Salmon Faye ak góor yàlla yi nga xamante ne ni Cheikh Omar Foutiyou Tall dañ doon xeexee jaasi man ci ñooñu laa meññee ko du ma def lu mooy fàttali jaamu yàlla yi ñun am nañ ay maam yoo xamante ne ni mën nañ leen roy te bañ a roy tubaab yi boo gisee ñu ñuy jàngal ci école yi Charles de Gaulle Pétain Maréchal dañoo réere suñ bopp ndax suñu maam yi liñ fi def ñoom defuñu ko seen réew bu dee wàllu jàmbarte bu dee wàllu affaire góor bu dee wàllu fit ak jom ak bëgg sa réew suñu maam yi nuñ ci meloon seen maam yi meluñu ko ndax bu ko seen maam yi meloon du ñu ñëw fii jël suñu maam yi di ko yóbbu seen dëkk kon looloo tax man Cheikh Ibrahima Keita surtout Sunjata Keita ma bëgg a baptiser rond-point Pentola bi jël statue Sunjata samp ko fa ngir ñu màggal Sunjata Keita ngir ñu màggal suñuy maam ngir ñu xam ni yor der bu ñuul du gàcce waaw yor der bu ñuul yor ko du gàcce ndax boo seetee li gën ci li yàlla bind yëpp lu ñuul la ci ay cër
waaw bët la ci njëriñ lu ñuul la te loolu bu nekkatul ci bëtu doomu aadama bi nit ki dootul dundam dootul amati njëriñ kon nañu gëm suñu bopp te ñu xam ni lu yàlla bind nit a ko gën te nit ku ñuul nit la tey looloo tax ma fas yéene sampal fii sama maam Soundiata suñu maam Soundiata Keita monument le 27 incha allahu taala ñu baptisé rond point bi tuddee ko rond point Soundiata Keita. samp ko fii yan jeexital la mën a def à travers la jeunesse. waaw mën na def jeexital yi bëri parce que ku ko romb xam ne kii Soundiata la le roi d'Afrique su ko defee sa xel dina dem ci sa bopp di nga xam ni yow ndekk kat am nga ay maam yoo xamante ne ni def nañ ci Afrique loo xamante ne ni jaratul ngay roy tubaab yi nañ bàyyi complexe tubaab yi te xam ni yàlla may nañu lu mu leen mayul du ci yaram du ci wér-gu-yaram du ci xel lépp lu tubaab yi di defar ñun nit ñu ñuul ñi mën nañ ko defar kooku beneen débat la avion yi ngay gis yi naaw yi nii nit ñu ñuul ñi mën nañ ko defar ci wàllu xam-xam mais nag xëy na ñun suñu xam-xam dañ koo jëmale ci beneen boor waaye amul lu tubaab mën a defar te nit ku ñuul mënu ko defar man mission boobu laay xeex ndax nitu cosaan laa nit ku ñuul laa looloo tax monument bi buñ ko fa sampee dina am importance boo xamante ne ni ba ci suñuy sët dina gën a fàttali jaamu yàlla yi kan mooy Soundiata ak ñun nan lañ war a def ba gën a roy suñu bopp looloo tax ñu samp ko ko. monument dafa mel ni monument boobu budget bi ñaata la. monument bi budget bi booy xool commencement bi départ ay 5 millions 6 millions 10 millions mais monument bi budget bi tey fi ñu toll 15 millions la. mais que ni monument wax autorisation am na ci toll. waaw autorisation bi yooyu yëpp dox nañ ko yooyu yëpp alhamdulilahi rabbil alamin li ci war yëpp def nañ ko ndax yaakaar naa kilifa laa ci réew mi te am na kilifa yoo xamante ni xamante naa ak ñoom bañ ko yëgee ñoom dañoo jël mbir mi en charge dañ koo jël en charge ndax li may def nii du sama mbir man kese man bu doon sama mbir man kese sama liggéey bi may def mooy médecin traditionnel doy na ma waaye lii li tax ma koy def pour rek jubluwuma ci lu mooy rek gën a ñaax ndaw ñi gën a ñaax suñu bopp ñu xam ni war nañoo mën a valoriser suñuy maam gëm sa bopp mooy gëm sa maam bañ a gëm maam yi jàmbur ñun duñu ay tubaab duñu ay arab duñu ay indo ay nit ñu ñuul lañ nañu gëm suñu bopp nga xam ni lu yàlla bind nit a ko gën gannaaw génnuñu ci nit ñi dee gëmal sa bopp man sama combat loolu laay xeex loolu laay dox waaw. Cheikh Ibrahima buñ ko déggee da ngay xam ni ki kii wax ni c'est un fervent défenseur de la culture africaine. mais ñu gis nga def ouvrage boo xam ni dafay permettre ñu xam exactement qui est réellement Soundiata Keita. ouvrage bi Cheikh bi ngeen soxla di def ak des débats et recherches surtout. waaw livre boobu li taxoon ma bind ko pour yee ndaw ñi parce que jamono jama koy bind boo seetee datu livre bi jamono jama koy bind am na benn sàngara bu tuddoon Jakarta dañ koy jaay 100 francs lay jar sàngara boobu dafa bëri woon ci dëkk bi nit ñi naan ndaw ñi yàqu nañ ma ne ma bamtuwaat li ma wax jamono jamay bind téere bii dafa am sàngara bi tuddoon Jakarta tey jaay ci école yeeg fu ne 100 francs lay jar ku ko naan màndi te xale yi dañ ko doon jëfandikoo ma toog xalaat ne sama réew mais war nañoo fàttali ñun duñu ay tubaab bay naan sàngara ma indi leen Soundiata mi nga xamante ne ni toog na fanweeri at doxul mais teewul nekkul yaafus imaginel nit ku judd ba am fanweeri at di raam ba Soundiata Keita di am fukki at na mu daan dundee def naa ko ci téere bi ba Soundiata Keita di am ñeent fukki at na mu daan dundee def naa ko ci téere bi ba na muy amee juróom-ñaar fukki at mooy 65 ans laa bëgg a wax def naa ko ci téere bi musul yaafus fenn mës ta jëfandikoo sàngara mës ta ñàkk ndigal mës ta ñàkk déggal baayam mës ta ñàkk déggal ndeyam téere bi ndaw ñee tax ma bind ko pour xamal leen ni yàqu-yàqu bi yàqu comme liñ naan yàqu jamono ji ku ko bëgg rek da nga koy def mais yàqu waruñu waaw parce que bu ñu xamee suñu bopp xam suñuy maam xam ni ñun yàqu waruñu looloo tax ma bind téere bi def ci ay histoire Soundiata gën a xamal nit ñi itam ni Soundiata du woon xeexkat rek raykat rek déedéet parce que tey jii à travers samay émission ci lañ xamee ni Soundiata Mouhamad la tudd laajteel jàngkatu tubaab yi amul fenn fu tubaab yi bind ni Soundiata Keita Mouhamad la tudd te Mouhamad la tudd Soundiata mooy gayndey kër gi kan mooy maamu Soundiata Keita Bilal Ibn Rabah gis nga yooyu dafay baax nga koy wax di ko fàttali nit ñi ñu xam ni suñu maam yi
amal nañ ñu njëriñ waaw looloo tax ma bind téere waaw kay. xanaa ma laal benn question actualité rek ku ne xam ne nii bokk nga ci tradipraticiens ñu gën a ràññee ci réew mi réew mi actuellement ñu gis réew mi di dund benn phénomène mooy phénomène crime rey rey gi bari na ci ñàpp ñu viol wàllu choc Sénégal mel ni dafay waaj a dugg ci obscurité boo xam ne yéen ñi yàlla may bëgg sori yi daal taxawaay wala ngeen gis-gis yéen ci waaw alhamdulilahi rabbil alamin sant yàlla bu baax a baax gis nga àdduna boo ci nekkee wala nga jiite réew mi waroo bàyyi kenn gis nga kilifa aada yi parce que ñun noonu lañ ñuy woowee ay kilifa aada mooy ñi nga xamante ni cosaan lañu gëm kenn waru leen bàyyi ginnaaw parce que fii ay ceddo ñoo fi nekkoon ci mbiru ceddo boobu ci lañ doon sàmm seen doom sàmm seen i njaboot sàmm seen i réew ba lépp lu bon du dugg ci réew mi kon gëm nitu cosaan yi dafa am solo ñun dañu war a jox suñu cër parce que li nga wax ni mbiru jinne dina ko def kooku suma domaine liggéey la ni ma maîtriser doomu aadama laa maîtriser jinne ndax ku xam Sunjata xam ni loolu la daanee suma nguru Kanté ku xam Sunjata xam ni loolu la doon fowee loolu la doon ma nit loolu laa doon ci suma baay mbiru jinne dana def loolu dana perturber loo nit dana soxorloo nit dana dugg ci xolu doomu aadama jinne day daw ci deretu nit comme jinne day dugg ci nit comme ni ngay tànkee ndox di ko naan muy dugg sa yaram nga xam ni lii mu ngi dugg ci man jinne dina duggee noonu doomu aadama def loo ko moom li mu bëgg kon moo tax nañuy fàttali suñu bopp cosaan yi gis nga wàllu ñaan ni jinne dañu commencé jël bis ci kaw doomu aadama waaw non loolu ci lañ dëkk parce que ni mu amee nit ñu baax ak nit ñu bon noonu la amee jinne yu baax ak yu bon mais nañuy muslu tey sàkku ñaan saa su ne nit da ngay ñaanal sa bopp dem ñu ñaanal la loolu soo ko defee doo am problème u àdduna mais ñàkk a gëm ñaan ñàkk a gëm dara gis nga ku bëgg a jëm ca kanam da ngay jël ñaan jiital ko ñaan boo ko bàyyee rek des ca gannaaw kon wàllu ñaan lu c'est très intéressant parce que yéen ñii boo ci bëggee mucc da ngay aar sa bopp ñàkk sa bopp lu mooy loolu rek di nga jànkonteel ay jafe-jafe àddina. sunu laaj bu mujj tey bés baa ngi nii tey nga def ñu benn programme ñu ngi seq mag ñi di wàcce kaamil mën nañu am bés bi noonu la tëddee ak programme. waaw alhamdulilah kaamil bii nii sant yàlla rek fas yéene koo wàccee ñaanal ci suñuy maam ñi nga xamante ne ni li may wax rek tuur nañ seen deret ci Afrique pour sàmm seen bopp sàmm seen njaboot sàmm suñuy réew looloo tax ñu fas yéene leen ñaanal bépp jàmbaar bi doon xeexee jaase comme suma maam Soundiata Keita bépp góor yàlla bépp jullit bu nekk ci Sénégal ak Afrique ak fu mu mënti doon moom lañ fas yéene ñaanal ci daraja yi Soundiata Keita ci kaamil bi loolu lañ ci jublu incha allah. message bi ngay lancé ndaw ñi comme bokk nga ci porteur waaye macha allah ñu bëri jëlee sa bopp jëlee bëri. waaw sant yàlla nañu gën a gëm suñu bopp nañu gën a gëm suñu bopp te xam ni der bu ñuul du gàcce nit ku ñuul la kon nañu xam ne ñun yàlla rusloowuñu loolu laay lancé message yi ndax man ci côté yooyu laa féete di ñaanal Sénégal di ñaanal monde entier di ñaanal ñëpp jàmm yàlla nañu yàlla defaral jàmm ci darajay Soundiata Keita. waaw le 27 bi programme bi mooy sampal sama maam Soundiata Keita estati suñu maam ñun ñëpp waaw gannaaw loolu maa ngi woo son excellence président Macky Sall ak soxnaam Marème Faye Sall di woo monde entier rawatina ak médecin traditionnel yi nga xamante ne ni ñoo bokk liggéey bi di leen woo ñoom ñëpp di leen xamal ni mbir mi seen mbir la lii man dama ko commencé rek comme li ma benn médecin traditionnel bi wax Korom ak Faye mu ne ma lii da nga ko commencé rek waaye ñun ñëpp danañ topp sa ginnaaw ndax lu am solo nga def ndax ñun médecin traditionnel yi dañoo war a am gëdd ci réew mi ma ne ko lu wér nga wax ndax lay dee ci hôpital yi deeweewul ci suñ kër sant yàlla bu baax hôpital yi la fay dem di hospitaliser di fa dee deeweewul ci suñuy kër te ñoom la ñuy feebar bu ñuy opéré di ko dindi di ko faj pour muy wér ñun feebar yooyu dañuy faj nit ki te duñ ko opéré kon war nañ ñu jox suñu gëdd war nañ ñoo jox suñu gëdd jox ñu ay suuf tabaxal ñu ay centre parce que patients yi xajatuñu suñuy kër nañ waxante dëgg man clinique yi mag yi hôpital yi mag yi la ñuy recevoir ci ay nit man loolu laay recevoir ci ay nit plus de 300 personnes 400 personnes loolu xajatul suñuy kër nañ ñuy jox ay
bërëb yu yaatu yoo xamante ne ni danañ mën a jàppale jaamu yàlla yi ndax la ñuy faj ak li médecin moderne yi di faj ñoo yem te ñun ba tey nit deewagul ci suñuy kër kon nañu gouvernement bi fàttali maanaam nañu gouvernement bi gëstu te xam ni amal nañu askan wi njëriñ rawatina ak man Cheikh Ibrahima Keita ak samay naataangoo waaw loolu laa amoon li may fàttali jaamu yàlla yi di ko ñaan son excellence monsieur Macky Sall waaw kay. mais monument bi ñu ko sant. yaa ngi soo wax info bi sax man bu fii laa gën a d'accord. waaw loolu la quoi. waaw pour ñu accès ko fii nga wax. waaw parce que lay dee ci hôpital yi deeweewul suñu kër. moom laa gën a d'accord. te feebar yoo xamante ne ni Saliou doy na ma ci témoignage. am na benn femme bi ñu naroon a opéré. changel ko xol bi la ñu war a dindi. def ci appareil xol bi la ñu war a dindi jël appareil def ko ci billaahi. demoon na ba jël rendez-vous pour def loolu. vidéo baa ngi YouTube. ci man Cheikh Ibrahima Keita la wëree ci ñetti fan. loolu hôpital yi dañ koy traité 2 ans te ci kaw traitement boobu faw ñu changé sa xol bi kooku tey mu ngi dox. te bi muy ñëw dafa doon raam. ba muy ñëw dañ ko yenu indi ko yaa ngi may dégg te ba muy génn sama kër moo yóbbu boppam. mu ngi fii témoignage yaa ngi fii kon nañ ñu gestu te bañ a wax médecin traditionnel yi nangam sangam te ñoom seen jëmmi bopp bu ñu amee aajo dañuy ñëw sukk ci suñu kanam ñu ñaanal leen kon nañuy fàttali médecin traditionnel yi di ñu bàyyi xel ndax ñu ngi liggéey comme lu hôpitaux yu mag yi di liggéey waa kay. dinaa leen di benn xale boo xamante ni problème boobu la problème kër. waaw ma ne ABC feebaru ABC hôpital yi mënuñu ko faj man Cheikh Ibrahima Keita faj naa ko fajati naa ko nit ku laago lafañ ngeen baal ma ci kàddu gi hôpital yi mënuñu ko faj naa ko fajati naa ko yëkkati naa ko mu def kon nañu xam ni ñun ci réew mi la ñu bokk man Cheikh Ibrahima Keita lu tax mënuma tukki def fenn ñetti fan boo demee nit ñi ku leen di faj. bu ma demee nit ñi kan moo leen di faj kon nañ ñu jox suñu gëdd jox ñu suñu cër te xam ne ñu ngi amal réew mi njëriñ waaw suñu kër yi xat na xajuñu ci appartement xajuñu ci kër nañ ñuy tabaxal ay bërëb yu mag ndax ñu ngi jëriñ jaamu yàlla yi parce que dañuy faj jàngoro dañuy faj aajo dañuy ñaan kon nañ ñu respecté te xam ni amal nañu njëriñ réew mi waaw. ñaanal presse bi dégg nga. waaw ñu ngi leen di ñaanal presse bi yëpp yàlla leen yàlla yokku yàlla leen yàlla sàmm aar leen ci barke Sunjata. salaamaaleykum àdduna salaamaaleykum Sénégal salaamaaleykum yéen ñi safo di seetaan CIK TV Sénégal waaw yéen a ko gisandoo mbokk yi waxoon nañ leen que je vous l'avais dit depuis ay weer ñu ngi ko doon waaj mooy le 20 août bi nga xam ne nii mooy anniversaire de Soundiata Keita di maam ci Cheikh Ibrahima Keita le roi d'Afrique le roi Mandeng le khalife général de Soundiata Keita le Ninki Danka Cheikh Ibrahima gis nañu bés bi wax dëgg yàlla gis nañ presse bi ñëpp teew nañ gis nañ wàcce kaamil li ngi fi amal incha allah bu jógee ci tey rek ñu jëm le 27 incha allah si lañ war a def pause monument bi fii ci rond point bi incha allah rabbi Cheikh Ibrahima lan mooy kàddu yi gannaaw bi ñu amal li waaw Saliou sant yàlla bu baax di julli ci yeneen tàmba di gërëm suñu maam Soundiata Keita di wax ni kontaan nañ lii lancement bi la parce que faw ñu xamal jaamu yàlla yi liñ bëgg a amal ci rond point bi kontaan rek kontaan wax dëgg yàlla ndax tey jii ñu ngi fas yéene ñaanal suñuy maam ñi nga xamante ni ndeysaan tuur nañ seen deret ci Afrique wallaahi wax dëgg yàlla suñuy maam yoo xamante ne ni suru loon ñoom mu ñaaw suñuy maam yi nga xamante ne ni doy nañ ñu référence wallaahi kon ñoom lañ fas yéene ñaanal fii sant yàlla rek sant yàlla yàlla na yàlla nangu ñaan macha allah waaw ñoom ñu ngi ci xatmu bi nañ ko def ñaanal ñu ñaanal jaamu yàlla yëpp incha allah yàlla na yàlla def jàmm ci barke Soundiata Keita incha allah Cheikh Ibrahima ma gis tamit ma gis yëf yi yamale woo ko sa maam kese da nga ci boole tous les résistants africains aussi bëggoon naa xam lan moo waral xalaat boobu noonu waaw sant yàlla rek alhamdulilahi rabbil alamin ndax lu baax boo koy def da nga koy yaatal moo tax képp ku ñu xam ni rek sénégalais nga te wax dëgg yàlla jàmbaaru réew mi nga danañ la ñaanal bu baax a baax waaw ñu ngi ci xatmu bi bismillah mën ngeen commencé xatmu bi waaw maa ngi ci biir sukar waaw nag non non asalaamaaleykum na ngeen def na ngay fi ma wax dëgg la ko loolu mooy influence waaw nit day am jabet jabetam nar a monté ba nar a dee ñu ñëw fii ñu wàcce nee nañ hôpital yi nee nañ jabet maanaam ci yow amul garabam amul waaw te man dama koy dindi ba mu set wecc kon wax dëgg yàlla
war nañ ñoo jox ANCAR ndax fii day fees del boo fi ñëwee. loo wax ci sa xarit nii de ci sa waay le xalif général waaye jibi le 27 dinañ loo wax ci moom ak noo leen waajee le 27 jibi boo gisee sax feeñu ma comme xam nga rek te xam woon li moo fi am problème kii mooy roi bu dul wàcc wallaahi ndeysaan xam nga président day am mandat benn mandat ñaari mandat mu pare ci wax nga ko de kii wax nga ko de nguuram du wàcc dëgg la kii mooy sëtu Soundiata Keita macha allah kii moo représenté l'Afrique wallaahi donc kii ku dégg wootem boo ñëwul ci ne pas un africain billahi wallaahi jërëjëf Kaaw kontaan nañ donc ñu ngi ñëw incha allah le roi d'Afrique est là, le roi Mandeng, après la conférence de presse, le roi d'Afrique, le roi Mandeng, le khalife général de Soundiata Keita, Cheikh Ibrahima Keita, borom jinne yi. nee naa la jinne da lay déggal mbokk da nga koy faj ci benn fan waaye déedéet du dem ak ñëw ay weer wala ay ati at. naam tey lan moo waraloon daje bi. waaw sant yàlla rek buur sant yàlla màggal suñu maam Soundiata Keita ñaanal buur yàlla yi nga xamante ne nii ñu ngi doon xeexal seen réew Afrique. man seen sët laa ci ñoom laa jóge looloo waral lii ak di waajal nag le 27 monument bi ñuy defal Soundiata Keita. waaw di ko waajal fii incha allahu taala ci rond point Pentola ñu fas yéene changé tour bi tuddee ko rond point Soundiata Keita kan moo koy amal Cheikh Ibrahima Keita. le roi d'Afrique le roi d'Afrique le khalife général de Soundiata Keita. nga def ci ñaata. 15 millions laa def ci monument bi. fukki millions ak juróom. te pareegu na. te monument bi pareegu. macha allah. loolu daal mooy sabab bi. waaw loolu mooy sabab nga ciy woo Sénégal gépp. monde entier laa ciy woo. président Macky Sall nee na ma fii ku ma fi dëgg ne ma massa. wallaahi Macky Sall de loolu la ma wax. incha allah rabbi waaw. Keita. Je vous l'avais dit, c'est le roi d'Afrique, le roi Mandeng, le khalife général de Soundiata Keita, Cheikh Ibrahima Keita borom jinne yi mbokk nee naa la jinne da lay déggal wax dëgg yàlla Cheikh Ibrahima Keita lii la rate la boo wootee ñëpp teew soo wootee àdduna ñëpp ñëw nga wax leen njëriñ. xaaral ma dugg rek ñu gis waaw boo wootee àdduna ñëpp ñëw nga wax leen njëriñ ñu kontaan loolu macha allah jërëjëf Keita mais itam dina waxaale sañse bi rafet na loolu macha allah xoolal sama sëriñ fi mu génn ki jaas yi donc sañse bi rafetati na tey ay kan la ma génne tey ay jaasi la ma génne macha allah lii day wane ni c'est le roi d'Afrique, c'est le roi Mandeng, c'est le khalife général de Soundiata Keita Cheikh Ibrahima Keita macha allah sëñ bi. merci ça.